salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi delluwaat bu baax di leen nuyu di am kontaante dalal leen ci seen télé 4D TV ak émission leeral comme ni ñu ko daan defee rek saa su nekk ñi nga xamante ni seen xam-xam nàcc na lool jëm ci développement saa su ne ñoom ni ñuy dalal te nag ñu ñëw ci deuxième partie ak coalition Yewwi Askan Wi ci seen programme bi nga xam ne indi nañ ko fii ci commune Ngaparou jubli ci développement ñu bokk ci candidat yi nga xam ne ñoo war a jongante jëm ci élection mairie yi ñu am programme bu ñu présenté nag askanu Ngaparou bëgg ci yaatal saa su ne def ci ay programme yoo xam ni day am solo ngir ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bi xam bu baax seen yitte ak seen programme bi nga xam ne indi nañ ko ñu dalal ñi nga xam ne ñoom it ñoo nekk di liggéey ci programme boobu ngir ñu indi ci ay leeral yu am solo jëme ko ci biir programme bi ku mel ni Ousmane Mbengue ñu ngi koy nuyu bu baax di ko dalal ak Séni Ciss moom mi nga xam ne moom it teew na ci plateau bi xam-xamam naat ci loolu ak Babacar Faye ñu ngi leen di nuyu bu baax Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci 4D TV. asalaamaaleykum Babacar ñu ngi lay nuyu di la ziar di rafetlu sa invitation di nuyu ñu ma bokkal plateau bi ak sa collègue bi nga àndal Sona ak sama gars yi ma àndal Séni ak Babacar ñun ñëpp ñu bokk ci coalition Yewwi Askan Wi Ngaparou ànd ak sunu leader sunu candidat Khalifa Ababacar Diome ñëw rek fas yéene tontu ci laaj yi ñu indi ma jox kàddu bi sama gars yi ñu nuyoo ba ci kanam. jërëjëf ci nuyoo bu am solo boobu nga dugg xam naa di ñuy bàyyi Séni mu nuyu ak mbokku téléspectateur yi. waaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu invitation bi di remercier suma collègue yi nga xamante ne ni ñoo fi toog tey ñun ñu ngi fi teewee ci turu coalition Yewwi Askan Wi fas yéene indi ay leeral ci programme bi nga xamante ne nii tëgg nañ ko jagleel ko li nga xamante ne nii mooy waa askan wi ñu ngi leen di jaajëfal. jërëjëf Babacar Faye. maa ngi lay fay Babacar man la Babacar Faye bokk commission scientifique Yewwi Askan Wi comme ni ko sama collègue yi waxee sànq ñu ngi lay nuyu di nuyu si téléspectateurs yi di jaajëfal ñëpp ci déglu bi ak teewaay bi. jërëjëf Babacar xanaa di bàyyi sama mbokk mi nga xam ne moom lay àndal émission leeral saa su nekk mu nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi Sonia. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant man la Soxna Ndafe di journaliste. jërëjëf Sonia ci présentation bi nga def bu am solo boobu kon comme niñ leen ko waxee mbokku téléspectateurs yi tey nag ñu ñëwaat ci yeneen point war cee leeral bu baax a baax comme ni émission bu tudd rek leeral xam naa dañuy ubbee ak Séni lu jëm ci wàllu culturel ndax dañoo gis ci livre bi ngeen souligner ci benn point bu am solo jëme ko ci ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu musique ak théâtre rek yeneen yu demee noonu moo bëggoon xam programme bi ngeen indi lan ngeen ci waajal ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu woowu. waaw sëñ Babacar ñu ngi rafetlu laaj bi bu baax a baax programme bi nekk na programme boo xamante ne nii lu am importance la surtout si wàllu culture ndax dañu gis ne Ngaparou ñi nga xamante ne nii ñooy acteurs culturels yi fi nekk kenn amul si li nga xamante ne nii mooy am nga ay jumtukaay yoo xamante ne nii war nga mën a développer culture. donc ñun ci suñu programme ñu fas yéene jàppale ñi nga xamante ne nii ñooy yëngu ci wàllu culture de telle sorte que dinañ lu mu dee dinañ ci sentir seen bopp ci li ñuy def ndax nit ki damay jàpp ne ak lu mu mënti doon foog nga ut ay moyens yoo xamante ne nii moom nga ko war a mën a jagleel pour mu mën a def am un développement. donc mais gis nañ ne musique lu jëm ci wàllu musique lu jëm ci wàllu théâtre Ngaparou amu ci loo xamante ne nii lu demee noonu la te it dañ nekk ci zone boo xamante ne comme zone touristique la yooyu yëpp dafa nekk quelque chose de très important ci lu jëm ci wàllu culture pour que ñu mën ko gën a développer ba tax na am nañ yéene bés bu ñu dénkee li nga xamante ne nii mooy commune bi donc dinañ jéem a def de telle sorte que musique képp ku fi nekk di yëngatuwaat ci wàllu culture donc di nga mën a gis sa bopp ci mbir mi donc rawatina dinañ ko jéem a teg benn complexe boo xamante ne nii ñoom ñëpp dinañ ci sentir seen bopp et dina am ay mesures d'accompagnement yoo xamante ne nii aussi moom lañ koy booleel pour ñu gën ci sentir seen bopp daal ci programme bi.
am na solo mais liñ bëgg nga gën ñu cee leeral xam nga domaine boobu dafa yaatu te ñoom ñi ciy yëngatu ñëpp dafa bëri ndax jàppale bi ci wàllu fond lay doon wala wàllu yoo xam ne da ngeen koy def rek exposé ko fenn. non dafa ñun suñu li ñu ko fas yéene defee mooy du nekk ci rek ci ay appui boo xamante ne ni fond lay doon parce que da li ñuy wax chaque jour nit ki da nga koy jàngal ni ñuy nappee moo gën que nga koy chaque jour nga koy am loo koy jox certes dina am ay fonds de dotation yoo xamante ne ni fas yéene nañ koo def mais aussi dinañ ubbi loo xamante ne ni ay centre culturel yoo xamante ne ni ñoom dinañ si mën a yëngatu di si mën a par exemple bu ñu amee festival bu ñu war a def dinañ mën a dem foofu noonu def seen festival dinañ mën nit ñi mën a ñëw xam exactement lan mooy culture Ngaparou donc ci loolu donc duñu toog rek rester les bras croisés bàyyi leen en leur donnant des fonds de dotation non parce que fonds de dotation yi am na leneen lu ko gën li ko gën mooy te créer benn complexe boo xamante ne ni ñoom ñëpp dinañ fa mën a ñëw donc maanaam xayma seen xam-xam ci wàllu culture de telle sorte que dinañ gën a mën a développer donc ñun loolu mooy suñu mbébét ci wàllu culture donc du rek ay fonds de dotation non dañ leen di jàppale créer ay complexe yoo xamante ne ni donc ñoom dinañ mën a ñëw exprimer wu de telle sorte que dinañ ci gis seen bopp loolu daal la ñu amoon yéene. jërëjëf Sonia. ñoo dégg ne aussi da ngeen bëgg a mettre en place benn déficient public. déficient public boobu muy wax maanaam fu ngeen ci ndax place yi ngeen ci def da ngeen di kii ay lieu wala loolu nu ngeen ko programmer. waaw li mu wax lu am importance la donc ci wàllu woowu c'est exactement. donc déficient public yooyu noonu dañ ko ay kuréel yu ñu bëgg a mettre en place la donc de telle sorte que ñoom dinañ ko maanaam ay place la yoo xam ne yu ñuy yaatal lay doon donc ba ñëpp sentir ci seen bopp donc. parce que fi mu toll nii actuellement Ngaparou loolu moom problème la fi. da ngay gis ko bëgg a organiser benn affaire sax mais doo am lieu boo xam ni dina attendre ba ñin ñi mën faa ñëw ak yu demee noonu. waaw dëgg la boo xoolee parce que li ko waral mooy boo xoolee nguur gi fi nekk nii depuis que bi mu fi nekkee ba léegi les 12 ans yi mu fi jot a def yëpp centre socio-culturel bi nga xamante ne ni waroon nañ ko mettre à la disposition de la population ba tey taxawalaguñu ko. donc loolu nekk na kuréel goo xamante ne ni kër la goo xamante ne ni ñun am nañ mbëbët am yéenewu donc bés bu ñu fi toogee li ñuy njëkk a def loolu dinañ ko lijjanti de telle sorte que donc nit ñi benn xew-xew bu fi manti am dinañ mën a am place exactement bu ñu ko mën a dem defee mais da nga gis ne fu mu toll nii anarchie dafa am ndax kenn ku si nekk da ngay am programme bu tayee yaa ngi fi bu tayee bu subaa yaa ngi fi donc day dem ba day créer des nuisances sonores donc parce que kenn ku si nekk doo am foo xamante ne nii fa nga war a mën a toog organiser fa sa manifestation donc nag ci loolu bëgg nañ créer centre socio-culturel boobu noonu mettre que en place de telle sorte que képp nga xamante ne nii am nañ programme donc di nga fa mën a dem sans problème nga def sa programme si ni mu waree donc loolu daal moom lañ ci fas yéene incha allah. jërëjëf xam naa dañuy ñëw ak Babacar Faye. gis nañ nit ci livre bi. ngeen indi ci construire un village artisanal. loolu nu ngeen ko waajale ndax am ngeen place bu ngeen ko mën a def parce que fii Petite Côte la. te ñoom ñi nga xam ne dañ ciy yëngatu dañ ci am wàll bu baax a baax ndax programme ngeen leen. comme ni ngeen ko indee ci livre bi. merci beaucoup Babacar mais may ma ñëw tuuti fii si ni daanale parce que soxna si laaj na ko sànq ne ndax dañu bëgg a mettre en place benn édifice public maanaam dafay permettre ñi nga xam te ni ñooy suñu artistes yi fi ne wala ñi nga xam ne ñooy dund si wàllu culture ñu am fu ñuy daje di fa def seen répétition di fa def seen manifestation lu mel ni salle des fêtes mën nañ ko tuddee foyer des jeunes mën nañ ko tuddee maison des arts mën nañ ko tuddee centre culturel mais na doon loo xamante ni artistes yi nekk Ngaparou dinañ fa gis seen bopp man fay def seen i manifestation voilà ci li nga wax sànq village artisanal xam nga Ngaparou ñëpp xam nañ ne mu ngi si zone touristique képp ko fi def production bëgg nga foo ko exposé touristes yi aussi bu ñu fi ñëwee bëgg nañ dem xam benn lieu boo xamante ni mën nañ fa dem gis fa lépp loo xamante ni mooy création artistique parce que art dafa doon loo xamante ni dafa am solo ci dëkk boo gis am na loo xamante ni moo ko moom te Ngaparou village touristique la touristes yi dañ fiy ñëw bëgg nañ foo xamante ni mën nañ fa dem gis fa lépp loo xamante ni création la bu doomu Ngaparou wala bu dul doomu Ngaparou sax boo ñëw def fa sa exposition yaakaar naa loolu lu am solo lu mel ni local bi mënu fi ñàkk Ngaparou mën a bëri na ay zones yoo xamante ni war nañ fa mën a jëmmal képp ku bëgg a gis lépp luy création artistique dem fa gis sa bopp def say visite mu créer emploi en même temps
ku nekk mën fa samp sa mbaar wala samp sa dara boo xamante ni di nga fa mën a amee dara. jërëjëf ci comme ni nga ko indee noonu am na solo mais bëgg nañ aussi nga leeral bu baax a baax ci loolu ni muy demee. ndax bërëb la boo xam ne bu ngeen ko tabaxee. ñooñu kese ngeen koy jagleel wala am na ñeneen ñoo xam ne ñu ciy am wàll lañ. waaw d'abord xam nga gën a jege gën a yey mais teguwul ne pour waa Ngaparou kese lay doon. parce que fi mu toll nii àdduna bi weesu nañ foo xamante ni ku nekk da ngay tëju sa bopp yow kese. bëgg nañ loolu bu ñu ko mettre en place. d'abord les Ngaparou waa gis seen bopp bu baax mais aussi dëkkaan yi ku si nekk bu fekkee mën nga am loo ñëw samp di ko fa def mais mën nga ko indi doon loo xamante ni seulement nañ ko organiser ku ci nekk ñu xam lan moo sa wareef yow sa diggante ak village artisanal bi sa diggante ak la municipalité parce que tam yu mel noonu boo ko tegee sur place ku nekk xam nga ne même marché sax boo fa tegee jaay sa table ba ngoon di nga am benn 100 francs booy dagg taxe wala leneen mais na nga am lu la warloo yow sa diggante ak municipalité bi ak sa diggante ak place bi nga xamante ni moom nga fay am. maanaam dina am ouverture ci képp koo xamante ni bëgg na ko def exposition wala leneen. waaw mën naa xam ne est-ce que mën naa xam ndax comme acteurs culturels yi. comme musicien kese lay doon wala si wàllu théâtre aussi si lay bokk. waaw xam nga art dafa yaatu bu ñu nee culture. ça ressemble beaucoup d'aspects boo xoolee bon musiciens bien sûr si lañuy bokk Ngaparou am na ay groupe de rap am na ay xale yu yëngu si wàllu musique mais aussi amoon na ay groupe théâtral mais ñooñu boo xoolee ñu ngi nekk dans la voie de disparition parce que peut-être amuñu jàppal bu war amoon na ay troupes yoo xamante ni commencé woon nañ di génne ay CD di génne ay sketch mais gisuñu seen bopp ci li nga xamante ni moom taxawaay bi nga xamante ni moom la ñu war a am ci yoon maanaam dimbali ñu leen. apporter ñu leen ay fonds mettre ñu leen dans des dispositions de produire xam nga nit ki artiste boo ko bëggee dimbali il faut lui mettre dans des dispositions yoo xamante ni dina ci gis boppam ba mën a épanouir mais loolu amu ci Ngaparou am na musicien am na ay ñuy jouer théâtre voilà bëri na ñoo xamante ni voilà si cadre culture la ñuy dund te soxla nañ jàppale wax dëgg yàlla. jërëjëf ñu ñëwaat ci seeni mettre en place une grande bibliothèque communale bi ngeen bind ci seen livre bi loolu bëgg nañu xamit programme bi ni muy demee. waaw loolu nekk na loo xamante ne ni sax bokk na si li ñu gën a yitteel parce que boo xoolee Ngaparou bëri na à chaque fois ñuy wax ne am na ay bibliothèque mais ñun dañu constater que ne bibliothèque yooyu noonu demeewu fa noonu. donc et de ce fait que ñun suñu coalition Yewwi Askan Wi li mu bëgg a jëmmal mooy donc mettre une grande bibliothèque communale boo xamante ne nii donc ñëpp képp koo xamante ne nii da nga nekk ci di gëstu di nga ci mën a gis sa bopp. donc ba tax livre bëgg nañ ci def ay livres yoo xamante ne nii livres yu ñu amal importance lay doon. donc en plus de cela aussi bëgg nañu ci loolu nekk en collaboration ak ñi nga xamante ne parce que tey parfois école tijji ñu maire bi war a mën a am ay livres yu mu war a mën a jënd jox ko ñi nga xamante ne nii ñooy ndongo yi. donc ñun ci suñu mbébét nañu du nekk loo xamante ne nii dañuy dem di ko jéggaani mais dañuy xool li nga xamante ne nii moom lañ tuddee ñi nga xamante ñooy locaux yi fi nekk tey jaay tey yëngu ci wàllu librairie donc ñu dem giseek ñoom donc jéem a jël marché yooyu jébbal leen ko donc de ce fait que ñu mën ñu si dimbali donc ñun loolu lañ fas yéene taxawalee donc concernant bibliothèque bi donc nekk loo xamante ne ni lu amal njariñ askan wi lay doon donc du nekk loo xamante ne nii yow da ngay ñëw di lire parce que ñun on se souvient bu ñuy nekk élève dañu doon jox ay livres yoo xamante ne ni sax du ñu amal benn importance dañuy ñëw nii rek lire nii voilà duñ ci gis suñu bopp donc dañuy wax ay culture yoo xamante ne ni ñun on le connaît pas donc ñun bëgg nañu réformer loolu noonu de telle sorte que bibliothèque bi ñuy mettre en place donc nekk loo xamante ne ni luy jariñ suñu askan lay doon. jërëjëf ci tontu bi Ousmane Mbengue dañu gis ngeen indi ci lu jëm ci wàllu fourniture ngir jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu njàng mu suufe mi ndax ñi fi nekkoon liñ doon def daa doyul wala dafa des ba tax ngeen gën a yokk programme boobu pour indi ci loolu ci wàllu développement lu jëm ci wàllu njàng mi. waaye jërëjëf Babacar wàllu njàng mi ak njàngale mi problème la ci commune yu bëri sa rawatina nag commune de Ngaparou parce que ni ñu ko téye dañu ci am beneen gis-gis bu jéggi doyo bi ñu xalaate ni ñi ñoom moom la ñuy doxale
mooy ne wàllu ne école privée yi dañu laaj organisation, école publique bi dafa laaj organisation. te gis nañ ne comité parents d'élèves yi nga xam ne ñoo war a saytu doxalinu école boobu taxawaay ba ñu war a am taxawaawuñu ko. ñu am yéene lu tey ci cadre yeewu askan bi war a mën a apporter yeneen solution yeneen doxalin yoo xam ne nii njàng mi ak njàngale mi waa Ngaparou yëpp dinañ si gis seen bopp. parce que fourniture yi ñuy joxe maanaam baax na mais encadrer xale yi ci wàllu fourniture éducation ak yeneen domaines yi dafa am solo ci li ñu leen bëgg a indil ci doxalinu école yi. mooy ne école yi au niveau de Ngaparou bari na jéego yu mu war a am parce que bu ñu ko xoolee tey ci Ngaparou li fi nekk ci ay enseignants yoo xam ne ni natif de Ngaparou juddoo fi de père et mère dem nañu plus de 100 et quelques mais tey ji commune bi jariñoo wuñu leen. léegi nag commune boobu nag la ñu bëgg a tey askanu Ngaparou jariñoo ay natif de Ngaparou ñoo xool ñooñu ban apport la ñu mën a indil seeni doom seeni rakk ak seeni jarbaat ci biir cadre enseignement bi. beneen bi ndax gis nañ ni loolu saa su nekk mairie bi yéen ñu ngi ciy def ay kii di joxe ay livres te teewul njàng mi Ngaparou fii dañ ci gën a dellu ginnaaw ngeen yaakaar est-ce que du problème professeur ñi nga xam ne ñoo leen di encadrer wala ndaw ñi ci boppam yi liñ leen di jox ci jumtukaay moo des. mooy li ma la indil sànq rek am na problème jumtuwaay lu ñu war a gën a mën a dolli gën ko ñoñal ba ñu mën a gis seen bopp mooy lu ñu ñëw indi tey ci cadre bibliothèque bi nga xam ne dañ ko war a instaurer ba nga xam ne nii xale yi dinañu mën di outil livre bu ñu bëggee documenté wu di ci dem. mais aussi des na ci wàllu enseignement ba ñu ne wàllu enseignement dafa laaj tey ci biir cadre commune bi mu mën a xool ak éducation bi ñu teg sur place ba war a mën a jël les natifs de Ngaparou yi nga xam ne ña ngi jàngale feneen di joxe feneen xam-xam. Babacar du ñu lay signaler ne la Ngaparou am na ay professeurs yoo xam ne de haut niveau. am na ay jàngalekat de haut niveau. ci secteur boo mën di jël te ña war a mën a jariñ Ngaparou te dara téyewu leen nag bu leen Ngaparou contacté woon tey jaar fa mu war a jaar ak procédure yi ak IA yi. pot nañu mën a am enseignant yu war a mën a toll noonu ak sensibilisation boo xam ne nii dafa laaj entre commune bi ak éducation ak comité parents d'élèves bi nga xam ne moo fi ne pour ñu mën a xeex loolu ba tey élève Ngaparou war a mën a taxaw ci dimension bu ne tey jii boo xoolee ci cadre lycée bi ki ci cadre CM bi Ngaparou mu ngi ci niveau boo xam ne nii mën na jéggi fa mu nekk. war na ko mën a jéggi ba même boo xoolee dans le cadre universitaire. tey da ngay xool ne ci njàngam mi mu kawe mi suñu étudiants yi bu ñu génnee. déjà accompagnement yi ci cadre formation ci cadre stage ci cadre bourse d'études à l'étranger côté boobu yëpp day sooxe li ko waral nag peut-être que dañu wax ne comité bi fi ne est-ce que yëg nañu tey jii fi Ngaparou toll ci wàllu éducation noonu nag ñu bëgg ci apporter ay solutions ne comité yooyu dañ leen war a saytu tegal leen benn bureau de sensibilisation et d'études et d'information boo xam ne dina mën a permettre étudiants Ngaparou yi fu ñu mën a toll dinañu mën a sentir seen bopp ci Ngaparou élève Ngaparou bi dina mën a sentir boppam ci Ngaparou ne commune baa ngi koy accompagner ba nga xam ne ni kooku fu mu mën di taxaw Ngaparou lay waxe ndege accompagnement ba ñu ko mën di tegal. est-ce que bibliothèque bi ça sera gratuit wala parce que gis nañ fi benn bibliothèque boo xamante ne mu ngi ci côté lycée bi mais élèves yi duñ nangoo dem ci bibliothèque bi parce que balaa ñuy dem dañuy fay xaalis pour am accès ci livres yi. waaw loolu tamit jafe-jafe la ci cadre Ngaparou dama xalaat ne bibliothèque. lieu d'acquérir de savoir la da nga dem pour uti ji xam-xam gëstu xam-xam te loolu laajul fay noonu ci sunu war nañ ko mën a organiser ba nga xam ne ni képp ku soxla pour gëstu procédure la rek dañ koy organiser boo ñëwee war nga mën a am foo mën a jaar ba yegg ci bibliothèque bi ba jël livre bi nga soxla te boo ci paree di nga ko war a mën a delloowaat sa heure bañ la ko joxe woon ba nga xam ne nii du am benn jafe-jafe ba nga xam ne sa beneen morom bu ko soxlaa dina ko mën a utiliser. man loolu nag loo xam ne comme foofu tey jii da nga fa ñëw pour jël xam-xam ñun ci suñu gis wàllu askan wi yeewu askan bi ci Ngaparou laajul fay dañu koy teg ci dimension boo xam ne ni ku ñëw di nga ci gis sa bopp. jërëjëf ci leeral yi am solo yi yaakaar naa ni leer na ci mbokku téléspectateurs yi seetaan xam naa dañuy dugal publicité rek bu ko defee ñu ñëw ci deuxième partie bi.